ñuy rebondir rek wax ci benn question actualité boo xamante ni si fan yi moom it lëmbee na jamono ji bien vrai que on est à presque 4 ans des élections mais coowal 3e mandat instant yi doy na waar imam ban jàngat la ci am. jàngat bu simple pour man boo dégloo vaar yaa ngi fi boo dégloo problème yi amoon temps Ablaye Wade ñi nga xam ne ñoo yëkkati woon xeex ba coow li kërti Ablaye Wade dafi bëgg a def léegi roi ak doomam nangam ak nangam ñooñu ñi ci ëpp ñoo nekk tey ci gouvernement bi ñooñu kenn mun leen a baal ñuy jéem a jaxase xelu nit ñi ci affaire 3 mandats parce que 3e mandat Ablaye Wade boobu ñoom ñoo taxawoon xeex ko yëkkati population am na ci ñu ci faatu loolu bu ñu ko fàtte de benn ñaar mooy que bi ñuy defaraat constitution bi boo dégloo vaar yi mi ngi fii déglu leen ci vidéo yi di nga gis ne président Macky Sall ci boppam dafa wax clairement da ngeen bëri lu ngeen di coow mais affaire mandat yi warul nekk coow parce que bii may def mooy sama 2e mandat te kenn warul def 2 mandats plus de 2 mandats successifs te bii mooy sama 2e loolu kay waxul boo waxoon rek kenn warul def mais te bii mooy sama 2e kon bàyyi leen coow li loolu nañ ko génnewaat kon pour man réglé na ko Mimi Touré seetal ci vaar yi di nga ko gis mu wax la même chose ministre bi nekkoon kii nga xam ne il enseigne lui-même la constitution constitutionnaliste la Madior Ismaïla Madior xam nga mënoo wax ne xamul constitution moom ci boppam constitutionnaliste la xoolal vaar bi li mu ci wax dafa sax reetaan nit ñi ñetti yoon mu ne je répète 3 fois mu ne vraiment yéen xaw ma lan ngeen mais mu répété 3 fois pour wane ni mandat wu Macky Sall bi mooy 2e mandat te kon mooy 2 yi dégg nga kon soo xoolee loolu yëpp kii nga xam ni constitutionnaliste la c'est sûr que bi ñuy bindaat constitution bi laxoom dugg na ci moom Ismaïla Madior Macky Sall ci boppam ak autorité politique yi nga xam ne yëpp ñoom ñoo ŋànk réew mi bokk ci parti bi ñoom ñëpp loolu lañ wax noonu lañ comprendre loi bi gis nga kon dama ne ñooñu le fait que ñu yëkkati waat rek naan léegi du loolu lañ comprendre rek weddi wax boobu rek war na tax peuple bi sanctionné leen bañ leen sax déglu waxatuma la nag nekk foofu sax di seet benn virgule ci loi beeg yu mel noonu parce que texte la rek dañ koy interpréter mais ñi taxaw ñoom seen bopp interpréter ko ne 2 mandats yi la bii daf cee bokk mais interpréter nañ ko seen bopp kenn tegul paaka seen kii kon nag léegi pour man ñoom wax dëgg yàlla suñuy gor te bëgg jàmm ci réew mi duñ fi sax jéem a yëkkati affaire 3e mandat xanaa ñiy jéem a muusantu ci ñoom mooy ñiy jéem a prolonger mandat bi comme gars yi gis nga commencé nañ ko am na ku ne bon nañu yokkaat affaire Covid beeg yooyu voilà ñooyu mëngo ñoom ñoo xam mais ala kulli xaal 2 mandats la war a yem président Macky Sall su bëggee jàmm ci réew mi te tam honoré kàddoom kàddu dafa am solo de Ablaye Wade daanaka mbiru kàddu rek daanaka moo ko ñàkkaloo réew mi mais du affaire ñàkk mën liggéey ak baax na donc kàddu dafa am solo te gis nga war sa kàddu ak war askan yàlla du ko baale de déedéet du la ko baal gis nga il faut que mu am lu ci fekk même bu fekkee da ngaa war sa kàddu génnee doole parce que xam nga boo ko defee tam foog nga génnee doole imaginal fi mu nekk nii Macky Sall su bëggoon 3e mandat foog mu génnee doole parce que nit ñi dinañ ko bañ kon na préparé rey ay nit préparé tëj ay nit préparé yàq dëkk bi pour mën a toog léegi nag après toog bi du yomb voilà kon nag imam mu mel ni que imam loolu c'est un problème sous-régional parce que gis nañu le cas de la Côte d'Ivoire de la Guinée ak du Mali bari trop nit ku ñuul bëgg na affaire nguuru comme ni ko wolof di wax moo tax man souvent dama naan sax du ma ko bëgg a tuddee nguur man dama koy bëgg a tuddee rek pal wala ndomba tànk sa nguuru xam nga nguuru dafa mel ne nga toog sa pliant rek di nguuru nit ku ñuul nguur ñiit ko jiiroo ko waaw am na ñu koy bind ñi def science politique dañu koy bind dana ne Afrique ñoom nguur comme palaatu ceeb lañ ko jàppee ñedd waaw jaral na leen lu nekk rey genn wàllu peuple bi jaral na leen ko pour toog noosal seen bopp seen xarit seen famille donc loolu nattu la moom boo xam ni wax dëgg yàlla war nañ ci génn respecter askan bi te da ngay gis ne comme exemple yooyu nga joxe da ngay gis seetlu dara képp koo xam ne tey ñu ngi koy tuumaal ci affaire 3e mandat wala muy kurti xam nga dañuy toog ba xam ne mandat baa ngi bëgg a jeex ñu changé constitution bi newaat lépp zéro comme ki nekk Guinée moom noonu la def dafa ne non constitution bu bees la kon léegi am naa droit loolu dem xam nga loolu te kooku amul lu mu waxul Sékou Touré fii ci affaire démocratie amul lu mu waxul Sékou Touré ci affaire démocratie. donc kon da ngay jox dëgg ñi naan le pouvoir métamorphose la. waaw pouvoir bu la ci yàlla dimbaliwul gis nga même sax ñi nga xam ne dañu am yaru diine gëm yàlla ragal yàlla am nañu nattu ci nguur waxuma la nag sama gars yi
sama gars yi yamuñ ñooñu fii sax mais te Omar ibn Khattab bi muy sukuraat dafa ne su ma yàlla mayaatoon dana bëri nu may soppi am na nu ma doon defee du ma ko defee te noonu extra parce que nguur moo demee noonu yéen bi saa salaam Abu Zar bi mu ko waxee ni yaa ngi tabb ay gouverneur dooma tabb mu ne ko innaha amaana ne ko lii nii yéen da ngeen ko jàppee nguur mais du nguur amaana la amaana mooy kóllëre te yowmal qiyaamati sa takunu xasra wa nadaama dana nekk rëccu ak njàqare ak toskare ci képp koo xam ne mataloo ko te kenn mënul matal nguur Macky Sall tey mën na faj soxla 15 millions Sénégalais xoolal mbënd baa ngi nii rek lu mu ci mën may leen ma liggéey te may leen rek waaw ñi nekk ci wetam te di def lu jaaduwul yëpp est-ce que sanctionné na ñëpp parce que am na fu mu jaar ak ñoom extra extra donc nguur kenn du ko matal kon nag waxuma la nag bu fekkee ragaloo yàlla fitna yi am ci nguur ci histoire l'islam yëpp ci nguur la bàyyee ko donc bu ñu xamoon luy nguur kenn du ko wut ni mu yombee nii Sénégalais bu tëb ne jox leen ma réew mi nii waaw parce que peuple bi moo sérieux wul ba pare nit ñi xamuñu luy nguur kon nguur yor ko yombul xoolal yonent yàlla Daawuda alquran daf ko ne inna ja'alnaaka xalifatan fi l ardi fahkum bayna nas bil haqq wala tattabi' al hawa fa yudillaka an sabilillah borom subhanahu wa ta'ala ne ko ne yow jox naa la nguur ci waa bani Israël bul topp sa bànneexu bakkan gis nga kon nguur mi ngi noonu su ko defee kon vraiment war nañu góorgóorlu rawatina gis nga bu ma demee Niger ay temps ñuy waxtaan ak benn Nigérien ñoom tam ñu amoon problème bu mel nii président ba fa nekkoon wax mu ne damay toogaat mais biñ ko demee waa léegi lan la lu tax nga bëgg a toogaat xam nga lu mu wax dafa ne waa dafa am liggéey yu ma sumb yoo xam ni dama koy eggali nit ñi daanu di reetaan ma ne gis nga xam nguur mooy def loolu it c'est-à-dire moom Nigériens yi je pense que presque population Sénégal lañ donc ci 15 millions de Nigériens moom jàpp na ni école primaire bi mu jaar jàng kii wóoruma sax na dem na France jàng ñëwaat léegi ne moom rek moo am xam-xamu ak yéene mën a liggéey Niger xool xalaatin boobu amul keneen ci Niger ku mën eggal liggéey yow kay defal sa liggéey rafetal ko mais xoolal même bu ñu ko joxaatoon du eggali liggéey bi est-ce que am na kenn ku mën a liggéey réew mi yëpp la mu soxla yëpp Sénégal d'ici 50 ans kenn da nga xam ne muy melaat après kon kay yow defal waslul àq rek mandat yi nga am nga rafetal fa nga ca yem nga ne fii laa ci yem nii laa defee woon keneen ku ñëw continuer mais ay non fi ma toll ci liggéey bi nañ ma bàyyi ma continuer liggéey bi nangam ak nangam loolu dafa mel ne kon askan bi yëpp yow rek yaa fi xam nañu mën a yore réew loolu rafetul. ba tey imam ci suñu question boobu rek la ñuy def yu bari ci wàllu xeex ba muy imam Dicko moo xamante ni si moom it kenn naatablewul engagement bi mu amoon ci aux côtés des peuples maliens ñu gis ni ñu ne si jamais la même situation se reproduisait au Sénégal même si on ne le souhaite pas d'ailleurs ndax imam Kanté mën nañ ko xaar mu taxaw position bi imam Dicko taxawal population bi. waaw bu dee même situation bi la ok am naa ci yéene parce que ni nga ma gisee ma taxaw ci projet Akon bi waaw c'est-à-dire que lu tax ma taxaw ci parce que dama jàpp ne rek loo xam ni la waruma seetaan parce que xam-xam responsabilité la ku xam bokk la ko xamul alxuraan dafa ne hal yastawi allazina ya'lamun wallazina la ya'lamun mu ne ndax ñi xam dana ñem ak ñi xamul kon xam responsabilité la moo tax nit yàlla du la atte yow man xëy comme nag bi wala ganaar bi parce que bokk leen responsabilité léegi kon sama responsabilité pour man ci réew mi dama koy jël ba mu mat sëkk lépp lu ma xam ne gis naa ko xam ko waxtaane ko ba jàpp ne lii lu baax la ci réew mi dinaa ci def sama kéem kartan pour loolu sotti lépp loo xam ne gis naa ni tamit dafa nar a yàq réew mi wala yàq diine ci danaa ci taxaw jàmmarloo ak moom sama kéem kartan kon nag la xew Mali la xew ak seen réalité mais li xew Sénégal fii bu tollee foo xam ni jàngat naa ko waxtaan ceeg nit ñi xool l'islam bi lu ma ci may ci charia kon tam ma jël sama responsabilité taxaw pour défendre réew mi défendre population yi défendre l'islam. wax na imaam ñu ngi lay jaajëfal. jazaakumullah xayran maa ngi leen di nuyu waa Rewmi FM yëpp.